jox ci wàllu anglais la daf ci am boo xam ne daal da doon def promotion am góor jigéen El Hadj Malick Youm jàngalekat nga syndicaliste nga yàgg nga ci kenn du la ko jàngal est-ce que yaakaar nga ne loolu c'est le fait du hasard c'est-à-dire lu jotewul dara ak li xew ci réew mi mais lu tombe suñu kaw noonu rek. voilà jërëjëf Moustapha vraiment si ni nga posé question bi sax parce que li ma jàpp man mooy tey bu dee dañu toog fii di waxtaan maanaam boo jëlee sujet boobu nga xam dañ ko joxe nga xam day def l'apologie maanaam day kañ mbiru góor jigéen di ko jàngal xale yi kon dafa nekk li ñuy wax day kañ prétexte la maanaam aw ñàll la rek wooy tijji ngir ñu mën a dugg nag ci yoon wi xuus buñ duggee ci yoon wi xuus day am solo ñu dellu ginnaaw xam nga tey li ma bëgg a fàttali mooy ñun bi ñu tubaab yi naxee baal leen ma nag si kàddu gi du tey lu tax ma wax loolu tey da ngay seet que ñoom ni ñu bëgg a doxale monde bi noonu rek la monde bi di doxee boo jëlee du ma sax dellu ay esclavage ak yooyu daf ñuy tardel mais bu ma ko jëlee rek vers la fin du 19e siècle surtout 1880 la ñu commencé ne ñoom dañuy def colonisation ci biir loolu ñu indi ñaari système muy direct rule ak indirect rule direct rule France ñoo ko doon def kon colonie yëpp yi nga xam ne nii France daf ko doon dominer ñoom dañ fa doon indi ñetti xeetu impérialisme benn bi mooy impérialisme culturel beneen bi mooy dañ doon piller les ressources jël amu ñi waa réew mi yóbbu mais beneen bi mooy tamit dañu doon am domination militaire boo xam dañ ko doon def ci kaw dëkk yooyu kon su boobaa ñu jóge ci loolu ñu dem ba nga xam ne première guerre mondiale bi mu ñëwee alors 14-18 biñ ci jógee ñu ne créé nañ li ñuy wax SDN mooy Société des Nations nekkoon mission bi ñu ko jox mooy nañu fexe ba fi mu toll nii bu guerre amaat ci dëkk bi waaye li ngay xam mooy instrument la ñoom bu ñu tegaat pour contrôler monde bi ñu paree ci loolu ñu dem ba xam ne 39-45 kon erreur jàpp nañ ne SDN réussirul ñu nekkoon léegi nañu indi Nations Unies ñu créé ko octobre alors 1945 mais tey nga xool outil boobu parce que il faut ma def remonter boobu pour ñu xam fi ma jëm léegi bi ñu créé donc Nations Unies boobu kooku moom mooy indi li ñuy wax le nouvel ordre mondial à l'époque kooku moo koy redéfinir foofu ban place la fa Afrique occupé amul benn place bu fa Afrique occupé ñoom ñoo ñëw redéfinir nouvel ordre xool naka la ñuy dominer waat pays yi indiwaat seen impérialisme boobu ci beneen xeet ñun nag ñu bàyyi ba nga xam ne nii kon ñoom ñu créé ci biir banqaas yooyu di nga xam ne ñooy nekk Nations Unies benn tuddee ko UNESCO ñu ne UNESCO boobu moom la ñu dénk déglul bu baax de lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale ci àddina bi ñu ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu caada mooy culture ñu ne tamit moom la ñu dénk lépp lu jëm en tout cas ci wàllu yar ndaw ñeeg ñooyu ñu ne kon erreur mënul weesu loolu parce que déjà balaa ñuy nangu loolu ñun ñu ciy am rôle bu ñu ciy joué wala muy définir suñuy politique mais day fekk d'abord ñu am fa kàddu amuñu fa kàddu moo tax tey il faut ñu xam ne lii xew nii foofu la jóge nag gis nga impérialisme culturel boobu jëw nañ jël piller ressources Afrique yi dem muy déjà économiquement ñàkk dooleel bi nga xam ne ñàkk nañ ko dooleel Afrique jël li fi newoon ñu pare raxas xelu africain yi ba pare léegi nag impérialisme culturel bi moom moo nekk di développé wu ci biir réew yi ba indi xeet bii ñu indi boo xoolee tey école sénégalaise bi ñuy wax mais ki fi njëkk a tijji école 1817 moom dañ koy wax Jean d'Arc moom moo njëkk a tijji fële ci Saint-Louis benn école bi ñuy wax école publique ñun ñu inspiré wu de ce modèle là continuer di ko développer boo xoolee tamit li tëgg école boobu tey li ko tëgg nga xam ne moom lañ jël jàpp ne moom mooy li ñu war a doxal déjà ñun donc dañu jël caada yi nga xam ne yu tubaab yi la dugal ko ci biir école bi di ko doxale moom mu nekk moteur bi kon loolu yëpp boo ko dajalee kon li fi xew tey warul mën a bett kenn parce que erreur ba ma nga amee ca tàmbale ba la njuumte li am kon tey fii la ñu mënoon teere léegi nga jël tey UNESCO muy jox ñoom depuis 2018 du suñu école du suñu école moo tax sax am na benn xalaatkat bu ne ay la yéwén Sénégal de dañ fi am l'école française existe au Sénégal mais il n'y a pas d'école sénégalaise au Sénégal alors nga jël tey waa UNESCO boobu nga xam ne doole bi ñu am tey ñëpp xam nañ ne lobby yi doole bi ñu am au niveau des institutions internationales exemple yi imam doon wane sànq wan na ko tey États-Unis ñoom ñoo moom UNESCO ñoom ñoo moom également li ñuy wax Nations Unies parce que seen instrument la bu ñuy utiliser pour la gouvernance mondiale Sénégal l'a vécu avec Amadou Mahtar Mbow leer na
léegi bu ñu toogee ba UNESCO boobu ci boppam développer lu ñuy wax les PDIES muy principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité ñun ñu ne xum di xool mu dem ba développé ba 2018 ba tànn ñaari réew ci Afrique mu ne donc Togo ak Sénégal daal la seen xel jàpp ne ñaari réew yooyu moom bu ñu ko fay doxal macha allah dana dox. luñ ci jublu seen luñ ci jublu mooy dañuy xool ni réew mi dale mooy stabilité bi ñu xalaat ne loolu avantage la parce que xam nañ ne seen politique yooyu bu ñu koy doxal fu amul stabilité du dem. beneen bi nag mooy tamit bu ñuy waxante dëgg ñun aussi fii maanaam en matière de politique éducative Sénégal dafa des gannaaw parce que bi ñu njëkkee am loi d'orientation bu 1971. dañu toog 10 ans après ñu jàpp ne boobu échoué na ñu ne lan moo tax mu lajj ñu ne ñun de école bi ñu namoon te bëggoon ko am ci mim réew jàpp nañ ne amuñ ko parce que ba léegi les défis du développement maanaam bu ñu bëggee jëm ci kanam ak koom li nga xam ne moom lay laaj ci défi gisaguñ ne école boobu mu ngi koy def ñu ne kon nañ def les états généraux de 1981 kon sujet bi ñu ko defee la xew Rufisque du hasard su ma la déggee du hasard fi mu jógee moo sori xam nga nag boo deful rappel historique bi xam nga li muy mujje mooy ñun dañuy jiw mooy dañ ñuy nax tey jii maanaam kooku def loolu dañ koy jël sanctionné ko buñ ko sanctionné ñu ne kon fay nañ taal bi jeex na mais li ñu dëxañ ci biir waaye lii booy si suuf moo gën a doy waar li ñu xamb si suuf loolu buñ si teelul jóg gis nga Sénégal tey dinaa ñëw nag si solution pour yow lan lañ xamb ci suuf El Hadj Malick li ñu xamb si suuf mooy ni ñu tëggee maanaam système bi moom moo doy waar tey boo jëlee loi yooyu may wax 71 ñëw na ñu ne lajj na ñu jëlaat indi les états généraux de 1981 toog ñu ne dañuy def lël ngir tëggaat yëf yi xool ban école la ñu bëgg états généraux def na liggéey bi am nay recommandations yi si tukkee mais bi ñu paree dañu defaat sax benn loi bu ñuy wax la loi d'orientation de 1991 ñu koy wax 91 22 du 16 février 1991 boo seetee loi boobu li mu wax ci biir rek tey da ngay laaj sax ne est-ce que ñun jotul ñu demander ñu porter plainte quelque part contre les acteurs du maanaam le ministère de l'éducation xam nga lu tax pourquoi demal nga xool loi 91 22 bi li ñu wax te li ñuy wax motif xam nga loi boo ko bëggee voter ci réew dafa am lu ñuy wax motif bi mooy dañu ne dañu bëgg lu tax ñu namm loi bi très bien dañu ne dañu bëgg a doxal ñun ci suñu réew fii njàng ak njàngale moo xam ne day dëppoo ak aada ak cosaanu réew mi ngir ñu mën a ñoŋal koom-koomu réew mi loolu moom nekkuñu ci est-ce que loolu la ñuy def nga demaat ci biir loi bi nga dem ci article premier loi bi ñu ne la ñun li ñu bëgg a jàngale ci suñu loi ci suñu réew fii mooy tey loi boo xam ne day former dañu bind mu leer ay góor ak ay jigéen la ñu bind mën naa leen ko liiral mu ngi nii ñu ne la loi d'orientation ñu ne donc finalité éducation maanaam njeexital bi ñu namm ci wàllu jàngale mooy lan ñu ne faire de l'école un instrument pour préparer les conditions d'un développement intégral donc dañu bëgg a def réew mi mu dem ci koom bu am solo ñu dolli ñu ne promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît maanaam kon li ñu bëgg mooy école bi dafa war a xiir nit ñi ci jikko ak nekkin yoo xam ne nii dinañ ko xàmmee ñun fii ci Sénégal parce que dañ ciy gis suñu bopp. est-ce que gis nañ suñu bopp ci wàllu ngóor jigéen. li ma siy dolli rek boo ma mayee ci benn baat ma tëj. mooy nga dem ci article premier xam nga lu ñu wax. ñu ne lan mooy mission école bi ñu ne elle vise à faire de ce qu'elle forme may lire de. elle vise à faire de ce qu'elle forme des hommes et des femmes respectueux des lois et des règles de vie de la vie sociale. léegi loi bi. est-ce que dañ ci bind ne dañuy former ay hommes et des femmes lañ bind est-ce que dañuy wax homosexuels est-ce que dañuy wax des lesbiennes est-ce que dañuy wax des transsexuels kon ñii dañu transgresser loi bi fi mu toll nii depuis nag le séminaire de Saly termine la phrase libre de xawma lan voilà donc damay tënk rek les mots ont du sens pour wan la tey ñoom des hommes et des femmes libres de ñu ne des hommes et des femmes respectueux des lois et des règles de la vie sociale falaa ko tëj même boo xoolee loolu rek da ngay xool ne kon tey ñoom violé nañ li ñuy wax la loi d'orientation ci réew nag bu ñu nee éducation mooy li nga xam ne mooy wane ñun fan la ñu jëm gis-gis bi une précision bala may dem El Hadj Malick est-ce que examen blanc la ñu wax à Rufisque est-ce que mën nañ ko jàpp ne examen blanc la choix au sujet bi le ministère wala les autorités académiques amuñ ci benn responsabilité am nañu
parce que nag Sénégal dafa am ay changement xam nga tamit système éducatif bi tey dafa complexe ñoom dañ ci indi ay soppi yu nga xam ne nii dañ ko ci def yu doy waar parce que bu njëkk bu dee dañuy def soit sujet dafa am fu mu war a jaar ba nga xam ne njuumte lu toll noonu du mën a am parce que nag dañu ne benn prof day choisir ci benn discipline prof boobu bu choisir daf koy proposer li ñuy wax cellule pédagogique d'abord ci école bi mu ko choisir waa école bi ñëpp ñi nga xam ne ñooy jàngale discipline boobu toog càmbar saytu ñoom nag bu ñu paree ci lay soog a yeggee au niveau de l'IEF d'abord ensuite au niveau de l'IA mais xam nga kon boo xoolee système de tamisage boobu yëpp sujet bu mel nii bu ci jaaroon du dem mais xam nga lan moo xew ñoom tey dañu indi li ñuy wax ay méthodes yoo xam ne maanaam amateurisme la comme tey bu ñu soxlaa sujet déjà dañu créer ay phares yi lan moo ko indi mooy progression harmonisée des évaluations comme ñoom xam nañ ne syndicats yi dañuy grève lu bëri dañu indi ay phares pour que ñun ñu bañ leen bettati ci wàllu notes yeeg yooyu comme ni ñu doon jekkee rek am fu ñu dugal notes yi te xam nga yooyu aussi ngeen bañee joxe sujet fekk ñu am nañu ay sujet fekk gaaw non ay notes ñoom notes yee tax maanaam léegi dañu am progression harmonisée bu ñu nee école tàmbali na rek ñu ne acca école yëpp nañu wut ay notes denc ba nga xam ne rétention de notes xam nga rétention de notes c'est l'arme fatale des syndicats kooku la ñuy bañ yooyu moo leen may ñu xam à peu près niveau élèves yi non notes yi voilà notes yi mooy progression bi déjà ñoom fu ñu mën di toll am nañ ay notes léegi nag si biir loolu la ñuy woowee benn professeur comme procédure normale bi duñ fa jaarle imaginez-vous man dama lay wax loo xam ne tey ak guddi àjjuma bi man sama militante moo ma ko wax sama militante boo nga xam ne nii dafa dem marché ñu woo ko maanaam kii saytu lool ci IEF bi woo ko rek ne ko sujet boo mën di am envoyé ñu ko léegi dañ soxla sujet comme ça mu ne leen so proposé wu ma leen parce que man dama nekk marché sujet bu ma koy proposé damay dem ba toog sama kër càmbar ko soog leen ko yónnee kon noonu la ñuy def parce que même ki def lii wax na ne dafa jum ak dinañ ñëw ci njuumte boobu léegi alors imam